Mesdames et messieurs, bonsoir. Au micro, votre ami et frère Mortal Assar. Je vous parle donc depuis la ville de Torino en Italie. salaamaaleykum mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp di leen ñaanal fépp fu waay mën a nekk ci biir Italie ak li ko wër. Alors tey nag waxtaan bi dañ koy fixé ci benn point bu gaaw rek ginnaaw ba ngeen xamante ne bi semaine bi yëpp ñoo ngi leen doon expliquer donc jëmoon ci la sanatoria. Donc expliqué woon nañ leen pratiquement modalité yi ak donc procédure bi ak kañ la demande yi di démarrer pratiquement li ci war a xam yëpp donc yaakaar naa mu ngi woon ci vidéo yi te gars yi dinañ ko gëstu ba xam ko ci ni mu waree. tey nag dañuy dugg ci benn ñaari sujet yu gaaw mën nañ ne ginnaaw bi nga xamante ne bi donc tey am na ñaari communication yu am njëriñ yu intéressant yoo xamante ni bi donc kii ñuy wooyee la signora Nunzia Catalfo nga xam ne moom mooy yor li ñuy wooyee donc il ministro del lavoro e delle politiche sociali. Alors génn na tey def ñaari donc déclaration yu am solo mu jëmoon ci li ëpp ci déclaration yi moo ngi concerné liggéeykat yi nekk fii Italie ak famille yi nga xamante ni bi ñoom it ñoo ngi fi li ñuy wooyee donc i componenti del nucleo familiare. Alors la ministra Nunzia Catalfo wax na tey ci case d'intégration bi nga xamante ni donc ñu ngi ko waroon a verser lavoratori yi toog seen kër te nekkoon case d'intégration ne ginnaaw bi nga xamante ni bi donc datore di lavoro bi def na demande bi. Alors xam la ne tey ginnaaw bi nga xamante ni datore di lavoro bi def na demande bi rek 15 jours rek après donc xaalis bi dinañ ko fay à partir de 40%. donc INPS dina anticiper li ñuy wooye donc 40% jëm ci case d'intégration bi donc dina ko fay donc datore di lavoro bi pour mu mën ko verser donc lavoratore bi. Pour compléter donc lii des ci 40% yi nee na il faut que donc datore di lavoro bi donc envoyé ko yeneen communication jëm ci heure liggéeykat bi fu mu tolloon ak horaire yi mu doon def ak lépp pour mën koo compléter donc case d'intégration yëpp donc mu nekk paiement bu complet. xam na ne loolu tey maanaam kon bu fekkoon tey jii am na ay lavoratori yoo xamante ni bi donc seen datore di lavoro defaloon na leen ko donc mën nañu donc la procédure est relancée. Ministre bi yor wàllu liggéey wax na ci tey nee na donc INPS dina fay 40% anticipo jëm ci case d'intégration bi bu paree nag donc communication yi mu soxla pour mottali ko datore di lavoro bi donc dina indi ay communication jëm ci laboratoire bi ay heure am ak heure yi nga xamante ne donc moom moo ko couvriroon jëm ci case d'intégration bi loolu leeral na ko tey te nee na donc xaalis bi donc ñoo ci INPS d'ailleurs génne nañ fond bi moo ngi xam ne lu toll ak 16 milliards di euro donc moom mooy fond bi ñu jagleel wàllu case d'intégration yi pour paiement en anticipo yi. wax na aussi ci leneen lu ñuy wooye il reddito di emergenza nga xam ne temps yëpp ñu ngi leen ci doon defal ay vidéo doon leen ko expliquer ci vidéo yi mujj yëpp. alors ginnaaw bi nga xamante ne bi dañoo avancé woon ne demande yi ñu ngi koy def ci début juillet donc la ministra del lavoro Nunzia Catalfo donc génn na tey nee na à partir de semaine prochaine donc demande yi mën na démarrer plateforme bi INPS moo koy gérer. alors nee na fii ak une semaine INPS dina dugal plateforme demande bi bu ko defee képp ku am réquisites yi rek mën nga dem foofu pour donc dugal li ñuy wooyee reddito di emergenza. bu la neexee aussi mën nga dem ci CAF yi wala nga dem ci CGIL yi wala boo amee sa cotupinu INPS aussi te nga xarañ ci mën nga dugg ci page bi boo amee réquisites yi nga defal ko sa bopp. alors kon ñuy xam ne daal reddito di emergenza yi demande yi ministre bi nee na à partir de la semaine prochaine donc demande yi dina disponible pour ku ko bëgg a laaj nga laaj ko pour boo amee réquisites yi. alors ñëwaat na aussi ba tey ci bonus 600 euro yi nga xamante ni bi donc xaalis bi génnoon na ba INPS depuis démb ñu baree bari commencé nañ koo jot depuis le 20 démb ñu ngi commencé fay te noonu lay continuer fii ba lundi mardi incha allah. donc foofu aussi ñu dalal mbokki taalibe yi seen xel rek xamal leen ne bonus 600 euro bi donc paiement weeru avril bi toll ci 600 euros donc démarré nañ ko depuis démb paiement yi démarré na donc te day poursuivre fii ba la lundi jëm ci kanam ngir ñu mën a fay ñëpp incha allah. donc loolu moo nekkoon point yu gënoon a fort jëmoon ci mbokki taalibe yi ñu bëggoon koo leeral. leneen li ñuy détaillé te daanaka détaillé woon nañ ko ba tàyyi ci vidéo yu bëree bëri mooy li ñuy wooyee reddito di emergenza dinañ leen di defal donc benn synthèse bu bref jëm ci ñi ko mën a dugal ñi am réquisites yi ak lan ak lan lañ ciy laaj ak nan la ñuy defee demande yi ak ñan ñoo ci mënta dugal.
alors ñu xamle ne li ñuy woowe donc reddito di emergenza donc plan la boo xamante ni bi donc dafa ñëwaat dooleeku ci yeneen décret yi fi jàlloon Cura Italia bi génnoon ci mars bi donc ba tey mu nekk ay mesures de soutien jëm ci famille ak ñi fi nekk aussi tam ay difficultés. donc reddito di emergenza boobu moo ngi concerné tey jii képp koo xamante ni bi rek jotoo woon a dugg ci plan A bi muy la legge Cura Italia donc mën nga ne reddito di emergenza bi mën na nekk sa plan B. boo amee réquisites yi donc mën nga def la demande ci CAF yi wala padronate yi ci CGIL wala boo amee sa codice PIN IMS nga def ko direct donc ci site IMS bi. alors foofu d'abord dañuy njëkke ci lan mooy réquisites yi ngir ki ko mën a dugal. alors réquisites yi d'abord il faut que nga am résidence en Italie yow mi ko bëgg a dugal moo xam famille la nucleo familiare wala donc mu nekk single loolu lañ lay exiger. bi ci topp mooy donc li ñuy woowe ISEE xam ngeen ne instrument bu am solo la fii jëm ci ñi nekk ci réew mi te nekk ci wàllu koom-koom donc mën nañ ne mooy instrument bu ñuy xaymaa donc koom-koomu nit ki wala koom-koomu famille bi nga xamante ni donc ay composants lañ yu bokk di dund bokk ci benn kër. donc loolu la ñuy woowe ISEE réquisites yi bi ci gën a am solo bokk na ci ISEE 2020 képp ku ko bëgg a laaj dañ la koy exiger ñuy fàttali ne ISEE 2020 boobu mën nga dem defar lu ko ci CAF yi patronate yi wala ci CGIL yi wala mën nga ko laaj direct ci site IMS bi boo amee sa code PIN IMS boo fa duggee am na module booy compiler donc IMS bu ko jotee donc dina la defal ay calcul jëm ci sa ISEE bu ko defee donc dina la ko envoyer nga xam donc sa situation économique fan la toll. d'ailleurs moom la ñuy woowee donc l'indicatore della situazione economica equivalente moom mooy ISEE. ñu xam le ne donc lu am solo la ci demande reddito di cittadinanza bi ngir képp ku ko bëgg a dugal rek na nga gaaw dem wuti ko bu 2020 bi. ba tey aussi am na ci ay exigences yoo xamante ni ci ko famille bi ko war a dugal wala single bi ko war a dugal bu fekkee composant famille bi ko bëgg a dugal donc dafa am kenn ci biir famille bi ku ñàkk liggéeyam maanaam reddito yam amoon mu ñàkk ko wala am kuy jël beneen lu ñuy woowee donc indemnità previdenziale jëm ci lu ko IMS doon jox wala dara foofu ba tey dañuy sàkku beneen ISEE bi nga xamante ni ISEE 2009 la woon bu ko defee ñu mën a def ay calcul pour mën a basé wu ci ISEE corrente bi defal la ISEE boo xamante ni donc mooy ISEE boo xamante ni donc mooy ISEE bu valable jëm ci ginnaaw bi nga xamante ni donc am na ay changement jëm ci li nga njëkkoon a déclaré ak sa situation économique actuelle. donc moo tax ISEE bi ñu tudd ko loolu moom mooy donc l'indicatore diciamo della situazione economica equivalente loolu mooy leeral yu ñu ci doon indi ñuy xamale ne ISEE boobu donc bëgg nañ nit ki aussi bala moo def demande bi mu am ko moom la ñuy woowee donc ISEE pour année 2020 bi. ku ko amut it nee nañ mën nga présenter ISEE 2020 bi mais na fekk rek daa ISEE 2020 bi amutoon benn coppeeku ci diggante bi voilà. donc loolu bokk na ci réquisites yi leneen li aussi moom mooy li ñuy woowee donc patrimonio mobiliare et immobiliare leeralu nañ leen ko. patrimonio mobiliare et immobiliare maanaam jëm ci xayma bu dee patrimonio immobiliare la moo ngi jëm ci xayma ci say bien maanaam jëm ci wàllu kër oto wala yeneen bien yoo fi am rek loolu la ñuy woowee patrimonio immobiliare. bu dee patrimonio mobiliare nag moo ngi jëm ci sa situation économique li nga yor ci xaalis ak say compte en banque ak lépp noo ni mu toll loolu la ñuy woowee donc il patrimonio mobiliare yaakaar naa leeral nañ ko keroog mbokki taalibe yi ba mu leer. alors ñu xam ne daal loolu mooy réquisites yi documento in corso di validità ISEE 2020 boo xamante ne bii maximum nee nañ ne inférieur 15 000 euros ci nucleo familiare bi bu fekkee donc single la bu koy dugal il reddito di emergenza ISEE bi donc na inférieur 10 000 euros inférieur nag bu ñu ko waxee mooy bu mu ko mat maanaam bu mu ko mat moom mooy inférieur waaw loolu mooy réquisites yi. alors demande yi ministre bi nee na à partir de la semaine prochaine donc plateforme bi IMS dina ko génne ku bëgg a def demande bi mën nga def demande bi ginnaaw bi nga amee donc réquisites yi. alors leneen liñ ci dool rek mooy ñëw na ba tey aussi ñuy leeral ci ñi nga xamante ni bi donc ñoom ñoo mënta def demande reddito di emergenza diciamo tutti coloro che sono esclusi per fare la domanda. alors ñi nga xamante ni bi donc il decreto Cura Italia doon nañ ci jël indemnité 600 euros bi ñooñu mënuñoo dugal reddito di emergenza ok
ñiy jël reddito di cittadinanza donc sono anche esclusi mënuñu ci dugal ñoom it ñu leeral ko. pensionato yi tamit mënuñ ci dugal kuy jël pensionato rek mënoo dugal ci reddito di emergenza ñu leeral ko. alors ñi nga xamante ni bi dañoo nekk ci ricoverato ci hôpital yi wala ñu nekk donc ci lu ñuy wooyee donc ci kaso yi ñooñu aussi tamit mënuñu cee dugal ñu leeral loolu mu leer. donc yaakaar naa daal loolu moo nekkoon lu ñu leen doon leeral donc mooy ñaari point yi ministre bi génnoon tey leeral ko jëm ci donc lu toll ak 1 milliard d'euros jëm ci donc reddito di emergenza bi ak 16 milliards yoo xamante ni donc pour la Cassa Integrazione la. donc yaakaar naa loolu mooy li fi beesoon tey ci vidéo ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf.